tey jógee nga Kër Massar yaa nga Tivaouane Peulh. lépp rek benn yoon bi la de. dëgg la te ñoo bokk est-ce que bokkuñu feebar ak ay jàmbat. ñi ngi lay gërëm baax ajaratu. ñu dalal fi Pape Khalil Gaye bëgg fàllu di président collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh maanaam ñu daaneel seen kër foofule. Pape Khalil bëgg fàllu ñu ngi lay ziar baax ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi lay fay di wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu Sa di nuyu Betty ak ñi ma bokkal ci plateau bi. mais également di ñaanal borom kër gi Cheikh Sidi yàlla yërëm ko te xare ko aljana. parce que bokk na sax ci combat bi ñu nekk tey. musul bëgg kuy néewal nit doole. te ñun li ñu dal tooñ la ba pare néewal nit doole moo tax à chaque fois suñu xel di dem ci moom. mais aussi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom la bàyyi ginnaawam. parce que bu fekkonte ni dañoo jël beneen yoon amaana suñu jàmbat du mën a yegsi. mais di ñaan yàlla rek seen li ngeen nekk yàlla gën ko kàttanal. amiin amiin merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax a baax léegi nag ñu sóobu ci waxtaan wi. collectif bi ci ñaata ngeen toll. waaw collectif bi mu ngi nekk 1796 victimes. mais ci biir 1796 yi ma def ci benn leeral ba ñu ci sori. parce que dafa am 711 yoo xamante ni ñoom lañ fekk ci biir bande filao bi. ñu def ci ñoom recensement. parce que sous-préfet bi ñëwoon doon def recensement bi dafa ni moom recensement lañ ko sant bu nit nekkoon ci géej gi mu mun ko fa fekk da koy recenser. mais bokkul ak ñi nga xamante ni ñoom lañ toj fi ñu waxoon ni fa la tali bi jaar. ñooñu ñu ngi toll ci 922 ak 56 yu nekkoon primature boo boolee lépp nag moo lay jox 1796 victimes. tey jii Papa Khalil da ngeen ni ay victimes ngeen. danoo tas seen i kër ginnaaw ba ngeen tabaxee ne da ngeen di dëkk. tey jii tooñ googu ngeen jàpp ni da leen ko tooñ. leen bëggoon nga fàttali ñu ko wax ni lan moo waral ñu toj kër yi ak ci ban anam lañ ko defee. waaw anam bi ñu ko defee mooy que ni le 19 avril 2017. ci la toj bi tàmbali. bi mu tàmbalee ak waa Descos ñoom ñoo fa ñëwoon bi ñu leen laajee lu tax ngeen di toj dañ ne emprise VDN bi la ñuy génnee. ñu ne leen mais emprise VDN bi même bu fekkente ni dafiy jaar. jàpp nañ ne am na lu ko war a jiitu. parce que ay sénégalais lañ duñu bañ projet boo xamante ni ci dëkk bi ñëpp di jariñ ñëpp. mais kon dafa waroon a jaar fi mu waroon a jaar. bi ñu waxee loolu dañu dàq wàcce fa ay lu ëpp 200 gendarmes donc nit ñi bëriwuñu woon ci moment boobu ñu commencé def seen toj ci le 19 le 20 le 21. mu am ñaari nit yu décédé ci ñoom kenn ki nekk ki doon dawal machine bi ci la toj bi doog a taxaw. ci 3e jour bi donc bi nga xamante ni aussi toj bi am na. ñun li ñu war rek mooy que ni dem seeti suñu maire. bi ñu ñëwee seet si maire bi mu ne moom yëgu ko ñu ñëw seeti le sous-préfet mu ne yëgu ko ñu dem seeti préfet bi mu ne yëgu ko donc affaire bi commencé di jaxasoo ci ñun parce que dañ ni ñoom ñoo fi toggal état ñoo fi nekk maire bi suñu maire la kon jàpp nañu lu mel ni buy am ñoom war nañ ko yëg. mais ci ginnaaw loolu ñu ne comme tali moom ci Sénégal Ageroute moo ko yor. nañu dem seeti waa Ageroute. bi ñu yegsee wax ak ñoom ba pare ñu ne ñu toj bi niñ ko gisee ci télé bi ñoom noonu lañ ko gisee. musuñu santaane pour que nañu toj emprise bi. musuñu fa yebal nit. te bu demee bay am ñoom dañuy ñëw ñu def seen recensement xool ñan ñoo fa nekk. ñu fay leen seen i impense doog a jaarale seen projet. te déjà décret bi nga xamante ni bala ñuy def dara foog ñu am décret boobu ñoom amaguñ ko parce que seen projet ñu ngi ko ficelé le 17 décembre 2017. te toj bi mu ngi am avril kon toj bi jiitu na avant que ñoom seen projet sax seen étude di pare. noonu la toj bi. léegi waa Descos ñoo ko toj. ñoo ko toj. léegi bi ñu koy moom lañ fa gis quoi. xanaa am na benn sommation bu leen interpellé wax la ni yéen kat tabax ngeen lii bis dina ñëw lii xew. mais li ma ci jaaxal li nga ne autorité administrative yi nekk ci gox bi sax même bu doon dañ koy def di ko teg ci yoon sax danoo war a tàggu ñooñu. pour mu légal pour ñu mën ko def. mais le fait que ñu ñëw def ko te tàgguwuñ kenn pour yow sañ-sañ boobu leen ko may. waaw sañ-sañ boobu xam nga man li may jàpp ci Sénégal mooy que ni toujours néew doole tooñ la. parce que loolu ñu def foofu man ñemewuñ ko def Malika ñemewuñ ko def Cambérène parce que peut-être foofu am na lu ñuy bàyyi xel. mais Tivaouane Peulh xëy na amuñu benn kilifa diine goo xamante ni fa la nekk moo tax ñu ñëw saboté def lu leen neex parce que sabotage lañ ko mën a tuddee ak tooñ nit ki jàpp ni nit ki amul doole su ma ko tooñee dara du ma ci fekk. mais projet bi ñu waxoon ni mooy jaar foofu moo jaar Gàddaay moo jaar Cambérène moo jaar Malika mais fenn fu ci nekk dañ leen a fay te këyit gi ñu am ñoom ñun moom la ñu am parce que tey bu dee Malika délibération la am ñun délibération la ñu am. mais sommation bi may laaj est-ce que jot ngeen. non amul benn sommation bu ñu nit mus a jox
amul benn sommation bu ñu nit mës a jox ñëw nañu fii tali bi moo fiy jaar bis sàngam jóg leen wala bis sàngam nangam musul am. dañu xëy ñun ñëpp mais déjà bi ñuy toj kër yi nit ñi dañu leen génn ci seen i kër dàq leen. nekkul ni que dañu ñëw fekk sax ay bâtiment yu taxaw na ñu toj ko mais dañu fekk nit ñi ñii di taal añ ñii di def nangam ñii di def nangam ñu génn leen. am na ci xale boo xamante ni jour boobu moo jooyloo ñu bari parce que bi mu ñëwee jàngi ba wàcc rek ñëw ci biir kër gi fekk ñu génn papam parce que papam da doon jëngu ñu jàpp ko xaw ko sonal. donc yu mel noonu yaakaar naa bu ñu la joxee sommation di nga mën a préparer sa bopp mais sommation amul foofu. kenn joxewu ko. vraiment wax dëgg yàlla li mu expliqué nag daw na yaram. te doy na waar. dafa mel ni ñun ci ban réew lañ nekk quoi tamit xam nga pareen saa yi am na loo xamante ni bi boo ko gisee da ngay tiit da nga naan ban réew lañ nekk. parce que nan lañ mën a tojee luy tolloog ñaata kër ñaata kii nga wax fii 1796 ñu ne ko rajax non seulement maire ba yëgut préfet yëgut ñañu wax ne ñoom ñoo war a ñëw ngir jaarale fa kii ba yëguñu ci ban réew lañ ne c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi ma jaax quoi mais man yéen nit est-ce que niñ leen war a déggee lan mooy problème bi ba tax niñ leen war a déggee carrément déggee wuñ leen ko fan la problème bi ne bi fi mu nekk mooy déjà defoon nañ ay yëngatu ci bi toj bi am ba état ñëw def recensement maanaam la mu waroon a jiital mu ñëw mujj koo def donc yooyu ci ak waaw def maanaam pour mun a xool ña fa nekkoon ñan la pour ñu mun leen a fay seen impense ba pare pour que joxaat leen seen suuf mais loolu ci yëngu-yëngu yi la bokk mais également aussi tamit bi ñu demee ba nga xamante ni ñu continuer di yëngal ba élection yu jub si ci le président Macky Sall yabal ay ndawam pour que ñu jox ñu 20 hectares foofu. président Macky Sall 20 hectares yi mu ngi nekk ci titre état mais ci titre la boo xamante ni dafa ci joxoon si presse benn baay bu 100 hectares ci baay boobu nag ñun ci lañ ñu jox 20 hectares waaw moo nekk nii donc boo xoolee baay bi moo nekk nii. waaw fii lañ ñu jox 20 hectares jox nañ ñu ko. ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo ŋànk suuf si li ci jiitu mooy suuf bu ñu la koy jox pour ñu identifier ko xam fan la nekk service cadastre moom moo ko yor cadastre ci boppam bu Rufisque moom la ñu àndal moo ñu defal implantation ni ñu fii mooy seen 20 hectares yéen victimes yi ñu toj seen kër biñ ci jógee ñu war a démarrer liggéey bi. le colonel Pape Sabrou mi nga xamante ni moo jiite woon toj bi moom moo ñëwoon ak préfet département bi ak le sous-préfet ak la maire. moom ci boppam moom mi ko jiite. ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu avant ñuy démarrer travaux yi. pour ñu xool fi ñu identifier pour jox ñu ko. ña tojoon ñëwaat dañ. ña tojoon ñoo ñëwaat. ànd ak ñi nekk ci département bi service technique yëpp. muy ki nekk domaine muy ñoom urbanisme ñoom ñëpp a ñëw. bi ñu ñëwee ñu xool ba pare quelque temps après ci lañ ñu jox ndigal pour que ñu démarrer travaux yi. promoteur bi nga xamante ni moom la maire bi jox liggéey bi. promoteur boobu démarrer liggéey bi ak i moyen boppam. liggéey ko parce que foofu ay sable de dune la woon yu mag. mu terrassé ko ba mu talli dugal fa lépp pour que nit ñi mën fa am accès. ci loolu nag bi ñu ko liggéeyee ba pare xam nga mbir mi boo ko toggee ba mu ñor te mënoo koo jëfandikoo. dafay metti parce que président la mu waxoon ca élection bi muy jub si mu nekkoon le 28 janvier 2019. ci la joxe woon ndigal boobu. ba pare ni leen diligenter leen dossier bi nu mu gën a gaawee ak lépp lu ci aaju ci kayit. service yëpp moom ngeen voté de après. mais waxuma la ñun man sama mbokk yi sax dama leen wax ni voté leen président Macky Sall sama mbokk yi sax loolu laa leen wax. dafa ma jaral man ma wàcc ci tali bi. mbedd mi di wax ak nit ñi ni leen voté leen président Macky Sall parce que kii moo gën ci ñun réglé na suñu problème. mais ndekete affaire bi daal. léegi après jëwal béti wala jëwal parce que c'est-à-dire que après dinaa ñëwaat béti jëwal non saa moo ko bëgg kaañoo te ñii dañu saa di leen ko këli kaañoo bu ko c'est que waaw c'est que xam nga lan mooy problème béti c'est que xam nga waroon ngeen a xalaat ne waa ji da leen di tëgg wëndeel. non mais ça. non mais léegi c'est que waroon ngeen a xalaat loolu quoi tamit. ah non ça. xam nga man c'est que man xam nga wax la leen. mbir mi du question gën ci yéen quoi xam nga yéen da ngeen am seen fi ngeen am. ci yoon wala déedéet. ci yoon c'est que dañ leen a war a delloo seen yëf ci yoon. pas que ngeen di neexal kenn. c'est que du question neexal quoi ay neexal parce que mag yi ngeen jàppale ko pour voter ko. erreur yooyu baaxul. non mais ça du question. mooy tey jii da ngay gis village yoo xam ne dañuy ñëw béti. non teg ay potulaam commencé sam. ça kii ba rombee ñu fàtte leen fa jaar. non ça comprendre nga c'est que genre yooyu la quoi. c'est que waroon ngeen ça nit ki jaaxle. waaw toujours ki dalal xelam day jàpp ne mooy mbokkam.
xam nga tey bu fekkente ni yow dañ la jaay doole xam nga dara gën a metti fekk la sa kër ñu toj la toroxal la génne la loolu moo gën a metti na mais bu fekkente ni loolu am na ña ko defoon seen pexe sottiwul ba njiitu réew bi jël dogal ni nañ leen joxaat seen alal mais du ñu def lu dul kontaan ci parce que jàpp nañ ni président bu xësee wax jeex na. waaw d'accord man d'accord naa ci li ngeen wax nii yëpp mais da nga ni jox nañ leen 20 hectares. 20 hectares yooyu nan la demee ak lan fu ngeen ci toll ba pare. 20 hectares yi mooy li ma doon wax léegi. c'est-à-dire que jox nañ ñu ko liggéey nañ ko ba mu pare. waaw mais dafa am këyit goo xamante ni mooy avenant bi nga xamante ni. mooy tax pour bu ci bëgg fàllu amee. béti am ci keneen am ci ñi ñu recensé état mun ko jox këyitam. d'accord léegi fan la bloqué. ci Mame Boye Diao la bloqué. loolay wax ji. loolu laa bëggoon mu leer. parce que waa léegi moom. est-ce que maa ngi ko expliqué. waaw dina ko expliquer parce que lu tax nga ne ci moom la bloqué. waaw da ngeen def ay démarches da ngeen dugal ay kayit génne nangam wala da ngeen ko rencontré. lu tax ngeen ni xam nga li ci xam nga li ci jiitu mooy. waaw expliqué Mame Boye am na émission bu mu defoon lu yàggul rek. waaw mu ne non victime Tivaouane Peulh seen problème réglé na. jox nañ leen 20 hectares. d'ailleurs ñu ngi leen xoolal sax beneen 20 hectares. waaw ñun waxuñu sax beneen bi mu ñuy xoolal. parce que bala nga naan naam da nga fay nekk. ñun liñ ñu jox ba pare. waaw nañ ñu génneel këyit boobu ndem signature ko téye. si këyit bi président bind. tey buñ ko bindaloon benn borom barke. mais du diir man góor na ma ni du diire 3 mois. mais dox ngeen ci. bay bëgg a dee. rencontré ngeen ko. rencontré nañ ko. lu mu leen wax lu mu teg seen loxo. li mu teg suñu loxo biñ ko mujjee rencontré Mame Boye ci boppam moo ni dossier bi fi laa ko fekk maa ngi koy liggéey teg ci kat. loolu kañ la woon. yàggul même pas 2 mois ou 3 mois. mun nañu man dinaa ko régler nu mu gën a gaawee woo adjoint am ak nangam woote fii téléphone wax ñun ñëpp bi ñu génnee foofu ñu ne kon xëy na kon comme moom ci moom la desee kon affaire bi réglé na. mais ajaratu gi nga ajaratu ah. Mame Boye Diao bi muy wax. d'accord di nga du ñàkk yàlla na ko dégg ah. waaw amiin waaw di nga pour wax la ni rek. bëgg naa dellu. benn mbir am na. ñi ngi wax Mame Boye Diao. mais est-ce que gëmoo leen ni dafa am benn lobby ci réew mi. parce que li mu doon wax naan daa am tali bi foor a jaar. ba léegi tali jaaragu fa. non parce que ñun ñëpp boor yooyu leen dëkk. tey jii est-ce que nekkul ni ay kilifa. ñoo gis ni zone boobu dafa baax. parce que ñoom ñaar danoo bëgg les pieds dans l'eau mais ñemewuñu xuus ci inondation yi. kon nag seen pieds dans l'eau yi dañ koy seetaat. beneen bi si toll mooy est-ce que nekkul ni danoo gis ni foofu dafa porté ndax littoral bi fi mu ne ni song nañ ko. ñu bëgg a nangu seen alal ci yéen. maanaam ni fii de baadoo la waru fi dëkk. yéen. foo leen am baax na waaye foofu ñoom ñoo ko mérité est-ce que li taxoon ñu jëlee leen fa est-ce que moo fa ne ba léegi est-ce que nekkul dañoo bëgg nangu seen suuf ñoom. xam nga lobby bi ngay wax. moo sonal président Macky Sall man des fois damay jékki dama ko yërëm sama bopp gaa mais dama ko yërëm. président Macky Sall xam nga dama ko yërëm. parce que même bu fekkee dafa am intention pour liggéey. mais ñi ci ginnaawam xaaj bi yëpp kenn normalu ci. xam nga lu tax gis nga lobby bi ngay wax noonu. bu fekkoon ñi ci ginnaawam ñu ngi def li leen war. problème du am. lu tax ñooñu wàccuñu te moo leen fa teg. mais est-ce que xam na ko. xam nga lu tax ñu ñëw fii. parce que ci wax nga dëgg de moom mi ngi nelaw gaynde xam nga lu tax ñu ñëw fii. parce que am na ci ñoom ñoo xamante ne ay nit yu dëggu lañ. te jàpp nañ ni problème Tivaouane Peulh réglé na mais bu ñu jaaree fii ci Walfadjri ñoom ñu gis ko dinañ xam ne problème bi réglé wul. pour ñu mun ko saafara leneen li ngay wax lobby boobu ngay wax noonu. actuellement waxuma la 20 hectares mais moo sonal Tivaouane Peulh yëpp parce que Dakar région Dakar foofu boo xoolee ci littoral bi moo fa des ci suuf tey ñoom ñëpp dañu ñëw song ko te man dama jàpp ni même bu fekkente ni mais jaay doole rek lañ nekkee ak waa Tivaouane Peulh. parce que tali la leen waxoon mais ay projet immobilier lan fa nar a def. non tali jaaru fa gisaguñ fa tali. liñ fa gis mooy que ni ay boo yu ñu fay kale. loolu lañ fa gis expliquer boo. maanaam ay titre ay bàyyi yoo xamante ni moom la ñu nekk naan diw am na fi lii te fi ñuy wax diw am na. dañ ko bëgg a jox ñeneen daal ay victimes ñoo fa nekkoon. dañ ko bëgg a jox ñeneen lañ ko bëgg a jox te li ci nekk mooy man dama jàpp ne tey nooteel bi nga xam ne moom lañ noot victime yi noot ko askanu Tivaouane Peulh ba nga xamante ni même ñoom fañ doon sàmmee seen i nag di fa bay seenu tool mënatuñ fa sax am accès foo yegg si ñu ne la non titré nañ ko te ñañ ko titreel amul kenn koo xamante ne xam na chef de village bi te dama jàpp ni suuf si boo koy jël lu mu jaadu war nga ñëw xool kan moo fa nekkoon di bay nga waxtaan ak moom dem ci chef de village bi mais gars yi wër ndomba lañ nekk di def c'est-à-dire que da ngay toog ci sa tool di ci bay nga xëy benn jour ñu ne titre nañ ko wër ndomba yooyu lañ war a bàyyi ci Sénégal. mais loolu responsabilité te lobby bi nga wax noonu moo ko def ñenn la impôt ak domaine. parce que foofu ñoo sañ a bind ñoo sañ a jox. mais xam nga ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko seq bu fekkente ni tey gardien bi bu toogee ci bunt bi sàcc bi dugg
mu ne ko booy dugg damay mel ni kuy nelaw bu ko defee ki koy contrôle bu ne ko yow xanaa gisoo sàcc mu ne ko gisuma ko woon mais loolu moo fi am mais ñoom bu ñu bëggoon ku dugg foofu ñu teg ko ci yoon dañ koy lijjanti mais loolu moo fi nekk parce que nit ki mënul ñëw di jël suufu jàmbur après koo dem mu ne la yëguma mais ñoom la moo fi seen liggéey non kii li mu wax dëgg la ji nga lobby boobu lan war a tas moo am gàddaay non mais c'est que moo am Tivaouane koy maanaam benn groupe la c'est que Omar c'est que man bon saay man c'est que tamit am na loo xamante ni vraiment man damay jàpp ni am ngeen ci part de responsabilité quoi bu rëy parce que pour man li njëkk mooy état bi ci jëm boppam yéen ba ngeen xoolee ndaw état ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi fa toogal état yooyu yëpp bañ tojee seen kër ñu ne leen yëguñu mu leen wan ne état bi doxut kon mbir yi ne marche pas yaa ngi dégg donc nag loolu amoon moom moo am que ni kàddu yu président Macky Sall defoon ba promettre leen lii dara doxut ba tey looloo fi ne mais c'est que lu tax ngeen nekkoon ci moment boo xamante ni mënoon ngeen a sanctionner loolu mais sanctionner woo leen ko non ça quand même c'est que man loolu mooy sama problème quoi ça waaw gis nga nit ki waaw da nga koy gëm ci kaddu gi mu la wax ah kàddu kat ba keroog ngay gis leneen xam nga man li ma jàpp man dama jàpp ne président bu xësee wax bu waxee même bu bindul bu xësee wax rek day jëf waxam dara warutu ko dindi waaw may ma wax la fi ay kàddu président ñaata at la waxoon lay def ah non c'est que ci kàddu la nga nekk rek c'est que dañoo nekk 5 ans la ñaata at la waxoon def waaw 7 ans ah loolu du kàddu wala waaw mais mooy tool nii wax fi woon ne def 3e mandat léegi li ngi ru mandat nii di kii c'est que c'est que tamit loolal la ah toj seeni ay kër génn leen ñoom ngeen dem di am loo lu ngeen di wax ak ñoom ñu ne ñoom yëguñu léegi ñoom lan kon léegi lan la ñuy wut ñoom ci Tivaouane Peulh ba pare nekk fa ay jiit parce que finalement démarche yi ngeen def sax ñoom ñoo ko waroon a def waaw xam nga waaw pour leeralal leen xam nga tey jii xam nga tey question bi nga laajte mooy li ma la wax c'est-à-dire que tey nit ki bu nit ku la ne yëguma ak ku leen dama doon nelaw mënoo ci dara. déedéet non c'est que nit bu la waxee ni la tey boo ma fekkee nga ne ma lu tax lii mu romb la gisoo ko nga ne ko non dama doon nelaw mais mënoo ci dara. mënoo ci dara kay. mënoo ko dóor. mais yéen ñii yëguma tamit mais mënoo ko forcer ni ko yëg nga. waaw te Sénégal fii gars yi dañuy xuloo léegi nga gis leen ci sa kanam guddi ñu dem toog di naan ataaya. c'est vrai moo tax fi mu nekk daanaka booy wóolu. jéem a la wóolu sa bopp. mais léegi yéen ñii présentement collectif bi nan la taxawee pour mbir mi féete boor. collectif bi ni mu taxawee mooy ni mu mus a taxawee. parce que demoon nañ fi ba nga xamante ni dañoo entamé grève de la faim. waaye yéen ba tey defu leen ko nag. non def nañ ko. non def nañ ko. dañ ko def non dañ ko def. gàddaay ci troisième non dañ ko ça dañ ko def. ci 3e jour bi. ci le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye déplacé wu ñëw. bi mu ñëwee fekk boobu li taxoon ñu ko doon def mooy dañu jox liggéey bi ñuy liggéey ba ci yàgg ñu ñëw bloqué ko. ñu def grève de faim Aly Ngouille bi mu ñëwee wax ak ñun ba ñu bàyyi mu ne ñu déglu leen ñu fekk quelques jours boobu ñu joxewaat ndigal ni continuer leen seen liggéey. tey jii nag victimes yi taxaw nañ ci ñaari point waaw mooy dañuy jot suuf si. wala ñu soppi ko def ko bàqiya mu jeex. bàqiya mooy lan suuf bàqiya nit ñi bàyyi fa seen bakkan. cimetière parce que gis nga ku la bëgg a xañ sa taranga. kooku dafa la bëgg a toroxal dafa la bëgg a rey. waaw loolu dëgg la. te imaginel ay mag yoo xamante ne am nañ 80 ans ñii am 70 ans. waaw liggéey seen adduna ba tabax seen benn kër gu tane. jàpp ni ñoom coonay adduna léegi dépense moo ci des. mais ñu xëy toj seen kër ba jàgg ñuy xuus ba dugg ci Covid bii nga xamante ne xamuñu fan la ñu jëmee. mag ñooñu fi mu nekk amatuñ dépense amatuñ kër amatuñ location. ñu ngi nekk ci ay tabax nekk ci ay bâtiment. seen njaboot yi tasaaroo na. actuellement ni mbënd bi am nii. am na suñu benn waay Habib. mais doomam ci lii à cause que lii moo tax doomam réer ba fii may waxee yow gisuñu ko. ba fii may waxee yow gisuñu ko. te tey jii bu fekkoon tojuñu këram bàyyi ko ci këram mais njabootam mën naa bañ a réer. mais fekk nit ci këram nga toj ko toroxal ko ba pare di leen bangi c'est-à-dire que Tivaouane Peulh léegi gars yi respecté wuñ victime yi respecté wuñ sax même ñi nekk Tivaouane Peulh. mais di leen bangi boobu pour man mi ngi dem na ba ci recensement bi. mooy bi ne préfet da nga ne 1796. ñoom ñoo impacté mais moom ci recensement am nee na 711. kon est-ce que nekkul ni yeneen 1000 yi des ñoom considéré wul leen wala ñu ngi leen di bëgg a jaxase seen biir. non c'est que dafa ni xam nga. parce que administration kayit la de. moom li mu recensé la xam de. non li mu recensé moom. dafa recensé 1796. mais dañ ne la 711 yi. dañ leen fekk ci biir bande filao yi. xam nga tey ci biir bande filao yi. garab lépp nekk ay bande filao. yow nga ñëw teg say 4 coins ni fii am naa fi terrain. préfet bi pour éviter coow. ak moom liñ ko sant.
mu ne moom li ñu ko sant mooy recensement. fépp fu nit wax ni dafa nekkoon. dina ko ñëw xool. te il a parfaitement te loolu mais man j'ai beaucoup de respect pour waaw. préfet bi. waaw. bu nga bu mënee lijjanti loolu wala mu lijjanti la ki nga kii peut le plus peut le moins. moom mooy autorité administrative moom maire bi. seen territoire. képp ku fa mën a dugg ak dogal boo mën a am même le président de la République quand il se déplace. dina joindre l'autorité administrative. ne ko maa ngi ñëw. non mais loolu tax ñàkk a yëg bi ne yëguñu ko man gawuma ko. waaw non mais attends honnêtement, mais attends c'est que préfet bi def recensement bi ak bi toj bi am préfet bi fa nekkoon bokkul. xam nga man dama seetlu tuuti tamit affaire bi ci affaire état. ñoom bu njaaxum amee automatiquement dañuy jëlee ko man affaire boobu xaw na ma jaaxal xaw ma nu mu demee. mais bi njaaxum bi am. beneen sous préfet la fekkoon. ak beneen préfet. bi njaaxum bi amee ba pare ñu indi fa beneen sous préfet ak beneen préfet. ñu ngi la jël ñaar ñooñu ñu fa indi nag. bu dossier bi yegsee fii ginnaaw yàlla ñoom la. vraiment bu dossier bi yegsee fii. ñoom la parce que ñoom bu ñu meloon ni ñuy fi jóge woon ba léegi du ñu am recensement amuñu 20 hectares amuñu dara mais ñoom ñoo ñëw wàcc ci terrain bi def li ñu war a def actuellement ñoom def nañ ko ba pare problème bi fi mu nekk mooy waa ji nekk domaine xaw ma jaawo xaw ma nu mu tudd Mame Boye Diao la tudd Mame Boye Diao kooku mooy problème bi moom bu signé woon këyit gi tey ñu jot ko. Mame Boye Diao dafa mel ni moom. mais tëb ngeen baaxul xanaa da ngeen di changer tëbin. di ngeen changer tëbin. non fi mu nekk nii. fi mu nekk nii moom waaw voilà ñun loolu lañ soxla parce que aussi déglu. ci kàttanu yàlla. depuis 2017 ngeen koy xeex. defe naa nag jot na pour mbir mi féete boor. ci kàttanu yàlla. voilà très bien léegi. bu ñu màggalijee ba ñëw. waaw incha allah rabbi waaw. waa dëkk bi. waaw kañ ak victimes yi. merci dañu pare. le 16 incha allah. bii di ñëw. dañuy amal benn octobre dañuy amal benn marche bu mag. te jour vendredi lañ koy def. te vendredi boobu bu dellusiwaatee te problème bi réglé wul dinañ marchaat ñu jox ñu autorisation. ak ñu ñàkk ñu ko jox ñun daañu marche. parce que ñoom biñ ñuy toj teguñu ko ci yoon. kon ñun bu ñu leen di demandé benn affaire ñun nar ñu koñe ci yenn yi. du ñu jaar ak ñoom foofu dinañ def li ñu bëgg a def. du ñu yàq du ñu def dara mais li ñu war a def dinañ ko def pour Sénégal yëpp yëg suñu problème. rawatina aussi tamit kilifa yi nga xamante ni yàlla daf leen tënk ci njub ak lu baax. ñooñu bu ñu ko yëgee dinañ régler problème bi. mais Betty kii waxam yëpp man daa am lu fu ma ko doon xaar te génnu fa. gis naa ngeen di xeex. ba war a dem vitesse supérieure. àndoon ngeen fi ak Guy Marius Sagna ak yëpp. mais dama déggul benn yoon nga tudd justice dem ci yoon ci sa kàddu lu tax. xam nga ñun Sénégal ñi ëpp ci sénégalais yi. xalaat bi ñu am mooy bu la état tooñee boo demee moom justice dafay yàgg te da ngay ñàkk ñun xalaat boobu la ñu am. c'est vrai loi nag mun na wax ni bu ngeen demee nga am dëgg wala déjà mais ñun fii Sénégal li ñu xam. mooy que ni heure boo joteeg état mais waxuma la état ñoom ñu mag ñi de mais da ngay joteeg benn gendarme wala benn policier fii ci tali bi rek mu tooñ la ba pare nga dem ci yoon ñàkk. lu yàggul affaire masque yii nii mais dóor nañ ci sama benn grand te biñ koy dóor ndekete benn waaye mu ngi ko doon filmer mais bi ñu génnee film bi gis nañ ni moom masque bi daf ko wàcce woon te waaj dafa ni kii takkul masque yorul masque. donc te mujjul fenn kon nag yu mel noonu dama ni la état ñun duma ni mënuñu jóg pour dem ak moom ci yoon. mais fi mu nekk nii dem leen rek. mais fi mu nekk nii actuellement dem ak moom ci yoon dama jàpp ni président def li mu war a def moo gën ci moom. mais kii bii ngeen jël aussi baax na. di communiquer ci télé yeeg rajo su fekkee aussi wax nañ jaar fi ñu war a jaar fii muy waxukaay bi fii. mu dégg ko ba pare ne patt ak moom dañuy xam ne patt tontu la dañuy xam ni moom moo ci ànd ak gars yi. su fekkente ne nag dégg na ko. mu saafara mbir mi. dañuy xam ni yëgu ko woon li tax ñu ñëw fii. mooy pour wax pour ñoom ñi war a dégg ñu dégg. ak kilifa diine yeeg ñëpp. lu yàggul la ñu seeti sëñ Abdoul Karim Mbacké. jaar ko wax ko problème bi sëñ Mountakha la même chose. sëñ Ousseynou Laye ki nekk fii porte-parole Laye nii ñoom ñëpp ñu dem kenn ku ci nekk def na ci ay jéego. mais problème bi mooy que bu affaire bi tourné ñëwaat ci waaj ji. mu nekk si fa lay bloqué daal mu bloqué ko mais kenn Mame Boye Diao moo leen sonal quoi yéen. Mame Boye moo ñu teg fitna. nar a tukkal suñu àdduna mu ngi décanté ay situation ci ay côté bu ne mais situation yëpp mu koy décanté ba noppi nag bloqué seen situation man loolu moo ma jaaxal quoi. parce que ñun ay victimes lañ. waaw ñun ay victimes lañ ñun yoruñu dara. waaw waxuma nag kër yi mais ñun daal en tout cas yoruñu dara. waaw ñun ku ñuy dimbali daf ñuy dimbali te yàlla tax ku ñu mënta dimbali te yàlla tax nga seetaan ñu parce que yàlla moom bis bu naree mbir mi jeex. ki koy bloqué bu neexee yàlla dina ko débloqué ko jëlee ko fa. teg fa keneen kuy débloqué mbir mi. léegi dama bëgg nga dellu ma ci ñaar balaa ñuy jeexal. mooy condition yi ngeen jotee yéen kër yi. waaw ci nan ngeen ba ngeen di jëndee. ci nan ngeen jëndee.
waaw xam nga kan moo kër yi leen ñu jaayoon démolir. xam nga kër yi waaw kan moo leen jaayoon ak ci yenn condition aussi ngeen ko jël est-ce que amoon ngeen ay kayit yu wane ni tamit bien amoon sûr ngeen Mun kayit ko amul woon que ñu leen jox 20 hectares yi yow it. xam nga lu tax tey jógee nga Kër Massar yaa nga Tivaouane Peulh. lépp rek benn yoon bi la de dëgg la. te ñoo bokk est-ce que bokkuñu feebar ak ay jàmbat ñi nga ko ñi ngi lay gërëm baax ajaratu ñu dalal fi Pape Khalil Gaye bëgg fàllu di président collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh maanaam ñu nu daaneel seen kër foofule Pape Khalil bëgg fàllu ñu ngi lay ziar baax ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi lay fay di wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu Sa di nuyu Betty ak ñi ma bokkal ci plateau bi mais également di ñaanal borom kër gi Cheikh Sidi yàlla yërëm ko te xare ko aljana amiin parce que bokk na sax ci combat bi ñu nekk tey musul bëgg kuy néewal nit doole te ñun li ñu dal tooñ la ba pare néewal nit doole moo tax à chaque fois suñu xel di dem ci moom mais aussi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom la bàyyi ginnaawam parce que bu fekkonte ni dañoo jël beneen yoon amaana suñu jàmbat du mën a yegg si mais di ñaan yàlla rek seen li ngeen nekk yàlla gën ko kàttanal amiin amiin barke. amiin. merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax a baax léegi nag ñu sóobu ci waxtaan wi collectif bi ci ñaata ngeen toll waaw collectif bi mu ngi nekk 1796 victimes mais ci biir 1796 yi ma def ci benn leeral ba ñu ci sori parce que dafa am 711 yoo xamante ni ñoom lañ fekk ci biir bande filao bi ñu def ci ñoom recensement parce que sous-préfet bi ñëwoon doon def recensement bi dafa ni moom recensement lañ ko sant bu nit nekkoon ci géej gi mu mun ko fa fekk da koy recenser mais bokkul ak ñi nga xamante ni ñoom lañ toj fi ñu waxoon ni fa la tali bi jaar ñooñu ñu ngi toll ci 922 ak 56 yu nekkoon primature boo boolee lépp nag moo lay jox 1796 victimes tey jii Papa Khalil da ngeen ni ay victimes ngeen danoo tas seen i kër ginnaaw ba ngeen tabaxee ne da ngeen di dëkk tey jii tooñ googu ngeen jàpp ni da leen ko tooñ leen bëggoon nga fàttali ñu ko wax ni lan moo waral ñu toj kër yi ak ci ban anam lañ ko defee waaw anam bi ñu ko defee mooy que ni le 19 avril 2017 ci la toj bi tàmbali bi mu tàmbalee ak waa Descos ñoom ñoo fa ñëwoon bi ñu leen laajee lu tax ngeen di toj dañ ne emprise VDN bi la ñuy génnee ñu ne leen mais emprise VDN bi même bu fekkente ni dafiy jaar jàpp nañ ne am na lu ko war a jiitu parce que ay sénégalais lañ duñu bañ projet boo xamante ni ci dëkk bi ñëpp di jariñ ñëpp mais kon dafa waroon a jaar fi mu waroon a jaar bi ñu waxee loolu dañ ñu dàq wàcce fa ay lu ëpp 200 gendarmes donc nit ñi bëriwuñu woon ci moment boobu ñu commencé def seen toj ci le 19 le 20 le 21 mu am ñaari nit yu décédé ci ñoom kenn ki nekk ki doon dawal machine bi ci la toj bi doog a taxaw ci 3e jour bi donc bi nga xamante ni aussi toj bi am na ñun li ñu war rek mooy que ni dem seeti suñu maire bi ñu ñëwee seet si maire bi mu ne moom yëgu ko ñu ñëw seeti le sous-préfet mu ne yëgu ko ñu dem seeti préfet bi mu ne yëgu ko donc affaire bi commencé di jaxasoo ci ñun parce que dañ ni ñoom ñoo fi toggal état ñoo fi nekk maire bi suñu maire la kon jàpp nañu lu mel ni buy am ñoom war nañ ko yëg mais ci ginnaaw loolu ñu ne comme tali moom ci Sénégal Ageroute moo ko yor nañu dem seeti waa Ageroute bi ñu yegsee wax ak ñoom ba pare ñu ne ñu toj bi niñ ko gisee ci télé bi ñoom noonu lañ ko gisee musuñu santaane pour que nañu toj emprise bi musuñu fa yebal nit te bu demee bay am ñoom dañuy ñëw ñu def seen recensement xool ñan ñoo fa nekk ñu fay leen seen i impense doog a jaarale seen projet te déjà décret bi nga xamante ni bala ñuy def dara foog ñu am décret boobu ñoom amaguñ ko parce que seen projet ñu ngi ko ficelé le 17 décembre 2017 te toj bi mu ngi am avril kon toj bi jiitu na avant que ñoom seen projet sax seen étude du pare noonu la toj bi léegi waa Descos ñoo ko toj léegi bi ñu ko ñoom lañ fa gis quoi xanaa am na benn sommation bu leen interpellé wax leen ni yéen kat tabax ngeen lii bis dina ñëw lii xew mais li ma ci jaaxal li nga ne autorité administrative yi nekk ci gox bi sax même bu doon dañ koy def di ko teg ci yoon sax danoo war a tàggu ñooñu pour mu légal pour ñu mën ko def mais le fait que ñu ñëw def ko te tàgguwun kenn pour yow sañ-sañ boobu leen ko may waaw sañ-sañ boobu xam nga man li may jàpp ci Sénégal mooy que ni toujours néew doole tooñ la parce que loolu ñu def foofu man ñimewuñ ko def Malika ñimewuñ ko def Cambérène parce que peut-être foofu am na lu ñuy bàyyi xel mais Tivaouane Peulh xëy na amuñu benn kilifa diine goo xamante ni fa la nekk moo tax ñu ñëw saboté def lu leen neex parce que sabotage lañ ko mën a tuddee ak tooñ nit ki jàpp ni nit ki amul doole su ma ko tooñee dara du ma ci fekk mais projet bi ñu waxoon ni mooy jaar foofu moo jaar Gàddaay moo jaar Cambérène moo jaar Malika mais fenn fu ci nekk dañ leen a fay
te kayit gi ñu am ñoom ñun moom la ñu am parce que tey bu dee Malika délibération la am ñun délibération la ñu am. mais sommation bi may laaj est-ce que jot ngeen. avertissement non amul benn sommation bu ñu nit mus a jox. amul benn sommation bu ñu nit mus a jox ñëw nañu fii tali bi moo fiy jaar bis sàngam jóg leen wala bis sàngam nangam musul am. dañu xëy ñun ñëpp mais déjà bi ñuy toj kër yi nit ñi dañu leen génn ci seen i kër dàq leen. nekkul ni que dañu ñëw fekk sax ay bâtiment yu taxaw na ñu toj ko mais dañu fekk nit ñi ñii di taal añ ñii di def nangam ñii di def nangam ñu génn leen. am na ci xale boo xamante ni jour boobu moo jooyloo ñu bari parce que bi mu ñëwee jàngi ba wàcc rek ñëw ci biir kër gi fekk ñu génn papam parce que papam da doon jëngu ñu jàpp ko xaw ko sonal donc yu mel noonu yaakaar naa bu ñu la joxee sommation di nga mën a préparer sa bopp mais sommation amul foofu kenn joxewu ko vraiment wax dëgg yàlla kii li mu expliqué nag daw na yaram doy na waar dafa mel ni ñun ci ban réew lañ nekk quoi tamit xam nga parensaay am na loo xamante ni bi boo ko gisee da ngay tiit da nga naan ban réew lañ nekk parce que nan lañ mën a tojee luy tolloog ñaata kër ñaata kii nga wax fi 1796 ñu ne ko rajax non seulement maire ba yëgut préfet yëgut ñañu wax ne ñoom ñoo war a ñëw ngir jaarale fa kii ba yëguñu ci ban réew lañ ne c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi ma jaax quoi mais man yéen nit est-ce que niñ leen war a déggee lan mooy problème bi ba tax niñ leen war a déggee carrément déggee wuñ leen ko fan la problème bi ne bi fi mu nekk mooy déjà defoon nañ ay yëngatu ci bi toj bi am ba état ñëw def recensement maanaam la mu waroon a jiital mu ñëw mujj koo def donc yooyu ci ak waaw def maanaam pour mun a xool ña fa nekkoon ñan la pour ñu mun leen a fay seen impense ba pare pour que joxaat leen seen suuf mais loolu ci yëngu-yëngu yi la bokk mais également aussi tamit bi ñu demee ba nga xamante ni ñu continuer di yëngal ba élection yu jub si ci le président Macky Sall yabal ay ndawam pour que ñu jox ñu 20 hectares foofu. président Macky Sall 20 hectares yi mu ngi nekk ci titre u état mais ci titre la boo xamante ni dafa ci joxoon si presse benn baay bu 100 hectares ci baay boobu nag ñun ci lañ ñu jox 20 hectares waaw moo nekk nii donc boo xoolee baay bi moo nekk nii. waaw fii lañ ñu jox 20 hectares jox nañ ñu ko ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo ŋànk suuf si li ci jiitu mooy suuf bu ñu la koy jox pour ñu identifier ko xam fan la nekk service cadastre moom moo ko yor. cadastre ci boppam bu Rufisque moom la ñu àndal moo ñu defal implantation ni ñu fii mooy seen 20 hectares yéen victimes yi ñu toj seen kër biñ ci jógee ñu war a démarrer liggéey bi. le colonel Pape Sabrou mi nga xamante ni moo jiite woon toj bi moom moo ñëwoon ak préfet département bi ak le sous-préfet ak le maire. moom ci boppam moom mi ko jiite. ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu avant ñuy démarrer travaux yi. pour ñu xool fi ñu identifier pour jox ñu ko. ña tojoon ñëwaat dañ. ña tojoon ñoo ñëwaat. ànd ak ñi nekk ci département bi service technique yëpp. muy ki nekk domaine muy ñoom urbanisme ñoom ñëpp a ñëw. bi ñu ñëwee ñu xool ba pare quelque temps après ci lañ ñu jox ndigal pour que ñu démarrer travaux yi. promoteur bi nga xamante ni moom la maire bi jox liggéey bi. promoteur boobu démarrer liggéey bi ak i moyen boppam. liggéey ko parce que foofu ay sable de dune la woon yu mag. mu terrassé ko ba mu dugal fa lépp pour que nit ñi mën fa am accès. ci loolu nag bi ñu ko liggéeyee ba pare xam nga mbir mi boo ko toggee ba mu ñor te mënoo koo jëfandikoo. dafay metti parce que président la mu waxoon ca élection bi muy jub si mu nekkoon le 28 janvier 2019. ci la joxe woon ndigal boobu. ba pare ni leen diligenter leen dossier bi nu mu gën a gaawee ak lépp lu ci aaju ci kayit. service yëpp moom ngeen voté de après. mais waxuma la ñun man sama mbokk yi sax dama leen wax ni voté leen président Macky Sall sama mbokk yi sax loolu laa leen wax. dafa ma jaral man ma wàcc ci tali bi. mbedd mi di wax ak nit ñi ni leen voté leen président Macky Sall parce que kii moo gën si ñun réglé na suñu problème. mais ndekete affaire bi daal. léegi après ñëwal béti wala ñëwal parce que c'est-à-dire que après dinaa ñëwaat béti ñëwal non saa moo ko bëgg kaañoo te ñii dañu saa di leen ko këli kaañoo bu ko c'est que xam nga lan mooy problème béti c'est que xam nga waroon ngeen a xalaat ne waa ji da leen di tëgg wëndeel. non mais ça. non mais léegi c'est que waroon ngeen a xalaat loolu quoi tamit. ah non ça. xam nga man c'est que man xam nga wax la leen. mbir mi du question gën ci yéen quoi xam nga yéen da ngeen am seen fi ngeen am. ci yoon wala déedéet. ci yoon. c'est que dañ leen a war a delloo seen yëf ci yoon. pas que ngeen di neexal kenn. c'est que du question neexal quoi ay neexal parce que mag yi ngeen jàppale ko pour voter ko. erreur yooyu baaxul. non mais ça du question. mooy tey jii da ngay gis village yoo xam ne dañuy ñëw béti. non teg ay potu laam
commencé sam. ça kii ba rombee ñu fàtte fil bu fa jaar. non ça comprendre nga c'est que genre yooyu la quoi. c'est que war ngeen a ça dépassé nit ki jaaxle waaw. nit ki jaaxle waaw. toujours ki dalal xelam day jàpp ne mooy mbokkam xam nga tey bu fekkente ni yow dañ la jaay doole xam nga dara gën a metti fekk la sa kër ñu toj la toroxal la génne la loolu moo gën a metti metti na. mais bu fekkente ni loolu am na ña ko defoon seen pexe sottiwul ba njiitu réew bi jël dogal ni nañ leen joxaat seen alal mais du ñu def lu dul kontaan ci parce que jàpp nañ ni président bu xësee wax jeex na. waaw d'accord man d'accord naa ci li ngeen wax ni yëpp mais da nga ni jox nañ leen 20 hectares. 20 hectares yooyu nan la demee ak lan fu ngeen ci toll ba pare. 20 hectares yi mooy li ma doon wax léegi. c'est-à-dire que jox nañ ñu ko liggéey nañ ko ba mu pare. waaw mais dafa am këyit goo xamante ni mooy avenant bi nga xamante ni. mooy tax pour bu ci bëgg fàllu amee. béti am ci keneen am ci ñi ñu recensé état mun ko jox këyitam. d'accord léegi fan la bloqué. ci Mame Boye Diao la bloqué. loolay wax ci. loolu laa bëggoon mu leer. parce que waa léegi moom. est-ce que ah. maa ko expliqué. waaw dina ko expliquer parce que lu tax nga ne ci moom la bloqué. waaw da ngeen def ay démarches da ngeen dugal ay kayit génne nangam wala da ngeen ko rencontré. lu tax ngeen xam nga li ci xam nga li ci jiitu mooy. waaw expliqué Mame Boye am na émission bu mu defoon lu yàggul rek. waaw mu ne non victime Tivaouane Peulh seen problème réglé na. jox nañ leen 20 hectares d'ailleurs ñu ngi leen xoolal sax beneen 20 hectares. waaw ñun waxuñu sax beneen bi mu ñuy xoolal. parce que bala nga naan naam da nga fay nekk. ñun liñ ñu jox ba pare. waaw nañ ñu génneel këyit boobu ndem signature ko téye. si këyit bi président bind. tey buñ ko bindaloon benn borom barke. mais du di man góor na ma ni du diire 3 mois. mais dox ngeen ci. bay bëgg a dee. rencontré ngeen ko. rencontré nañ ko. lu mu leen wax lu mu teg seen loxo. li mu teg suñu loxo biñ ko mujjee rencontré Mame Boye ci boppam moo ni dossier bi fi laa ko fekk maa ngi koy liggéey teg ci kàttan. loolu kañ la woon. yàggul même pas 2 mois ou 3 mois. mun nañu man dinaa ko régler nu mu gën a gaawee woo adjoint am ak nangam woote fii téléphone wax ñun ñëpp bi ñu génnee foofu ñu ne kon xëy na kon comme moom ci moom la desee kon affaire bi réglé na. mais ajaratu ji nga ajaratu ah. Mame Boye Diao bi muy wax. d'accord di nga du ñàkk ni yàlla na ko dégg ah. waaw amiin waaw pour wax la ni rek. bëgg naa dellu. benn mbir am na. ñi ngi wax Mame Boye Diao. mais est-ce que gëmoo leen ni dafa am benn lobby ci réew mi. parce que li ñu doon wax naan daa am tali bi fu war a jaar. ba léegi tali jaaragu fa. non parce que ñun ñëpp bor yooyu leen dëkk. tey jii est-ce que nekkul ni ay kilifa. ñoo gis ni zone boobu dafa baax. parce que ñoom ñaar danoo bëgg les pieds dans l'eau mais ñemewuñu xuus ci inondation yi. kon nag seen pieds dans l'eau yi dañ koy seetaat. beneen bi si toll mooy est-ce que nekkul ni danoo gis ni foofu dafa porté ndax littoral bi fi mu ne ni song nañ ko. ñu bëgg a nangu seen alal ci yéen. maanaam ni fii de baadoo la waru fi dëkk. yéen. foo leen am baax na waaye foofu ñoom ñoo ko mérité est-ce que li taxoon ñu jëlee leen fa est-ce que moo fa ne ba léegi est-ce que nekkul doonoo bëgg nangu seen suuf ñoom. xam nga lobby bi ngay wax. moo sonal président Macky Sall man des fois damay jékki dama ko yërëm sama bopp gaa mais dama ko yërëm. président Macky Sall xam nga dama ko yërëm. parce que même bu fekkee dafa am intention pour liggéey. mais ñi ci ginnaawam xaaj bi yëpp kenn normalu ci. xam nga lu tax gis nga lobby bi ngay wax noonu. bu fekkoon ñi ci ginnaawam ñu ngi def li leen war. problème du am. lu tax ñooñu wàccuñu te moo leen fa teg. mais est-ce que xam na ko. xam nga lu tax ñu ñëw fii. parce que wax nga dëgg de moom mi ngi nelaw gaynde xam nga lu tax ñu ñëw fii. parce que am na ci ñoom ñoo xamante ne ay nit yu dëggu lañ. te jàpp nañ ni problème Tivaouane Peulh réglé na mais bu ñu jaaree fii ci Walfadjri ñoom ñu gis ko dinañ xam ne problème bi réglé wul. pour ñu mun ko saafara leneen li ngay wax lobby boobu ngay wax noonu. actuellement waxuma la 20 hectares mais moo sonal Tivaouane Peulh yëpp parce que Dakar région Dakar foofu boo xoolee ci littoral bi moo fa def ci suuf tey ñoom ñëpp dañu ñëw song ko te man dama jàpp ni même bu fekkente ni mais jaay doole rek lañ nekkee ak waa Tivaouane Peulh. parce que tali la leen waxoon mais ay projet immobilier lan fa nar a def. non tali jaaru fa gisaguñ fa tali. liñ fa gis mooy que ni ay boo yu ñu fay kale. loolu lañ fa gis expliquer boo. maanaam ay titre ay bàyyi yoo xamante ni moom la ñu nekk naan diw am na fi lii diw am na fi lii te fi ñuy wax diw am na. dañ ko bëgg a jox ñeneen daal ay victimes ñoo fa nekkoon. dañ ko bëgg a jox ñeneen. ñeneen lañ ko bëgg a jox te li ci nekk mooy man dama jàpp ni tey nooteel bi nga xam ne moom lañ noot victime yi noot ko askanu Tivaouane Peulh ba nga xamante ni même ñoom fañ doon sàmmee seen i nag di fa bay seenu tool mënatuñ fa sax am accès foo yegg si ñu ne la non titré nañ ko te ñañ ko titrel amul kenn koo xamante ne xam na chef de village bi te dama jàpp ni suuf si boo koy jël lu mu jaadu war nga ñëw xool kan moo fa nekkoon di bay nga waxtaan ak moom dem ci chef de village bi mais gars yi wër ndomba lañ nekk di def c'est-à-dire que da ngay toog ci sa tool di ci bay nga xëy benn jour ñu ne titre nañ ko wër ndomba yooyu lañ war a bàyyi ci Sénégal. mais loolu responsabilité te lobby bi nga wax noonu moo ko def ñenn la impôt ak domaine
parce que foofu ñoo sañ a bind ñoo sañ a jox. mais xam nga ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko séq bu fekkente ni tey gardien bi bu toogee ci bunt bi sàcc bi dugg mu ne ko booy dugg damay mel ni kuy nelaw bu ko defee ki koy contrôle bu ne ko yow xanaa gisoo sàcc mu ne ko gisuma ko woon mais loolu moo fi am mais ñoom bu ñu bëggoon ku dugg foofu ñu teg ko ci yoon dañ koy lijjën mais loolu moo fi nekk parce que nit ki mënul ñëw di jël suufu jàmbur après koo dem mu ne la yëguma mais ñoom la moo fi seen liggéey non kii li mu wax dëgg la ji nga lobby boobu lan war a tas moo am gàddaay non mais c'est que moo am Tivaouane Peulh maanaam benn groupe la c'est que Omar c'est que man bon saay man c'est que tamit am na loo xamante ni vraiment man damay jàpp ni am ngeen ci part de responsabilité quoi bu rëy parce que pour man li njëkk mooy état bi ci jëm boppam yéen ba ngeen xoolee ndaw état ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi fa toogal état bi yëpp bañ tojee seen kër ñu ne leen yëguñu mu leen wan ne état bi doxut kon mbir yi ne marche pas yaa ngi dégg donc nag loolu amoon moom moo am que ni kàddu yu président Macky Sall defoon ba promettre leen lii dara doxut ba tey looloo fi ne mais c'est que lu tax ngeen nekkoon ci moment boo xamante ni nag mënoon ngeen a sanctionné loolu mais sanctionné woo leen ko non ça quand même c'est que man loolu mooy sama problème quoi ça waaw gis nga nit ki waaw da nga koy gëm ci kaddu gi mu la wax ah kàddu kat ba keroog ngay gis leneen xam nga man li ma jàpp man dama jàpp ne président bu xësee wax bu waxee même bu bindul bu xësee wax rek day jëf waxam dara warutu ko dindi waaw may ma wax la fi ay kàddu président ñaata la waxoon lay def ah non c'est que ci kàddu la nga nekk rek c'est que dañoo nekk 5 ans la waxoon waaw 7 ans ah loolu du kàddu wala waaw mais mooy toll nii wax fi woon ne def 3e mandat léegi li ngi ru mandat nii di kii c'est que tamit loolal la ah toj seeni ay kër génn leen ñoom ngeen dem di am lu ngeen di wax ak ñoom ñu ne ñoom yëguñu léegi ñoom lan kon léegi lan la ñuy wut ñoom ci Tivaouane Peulh ba pare ñu nekk fa ay jiit parce que finalement démarche fii ngeen def sax ñoom ñoo ko waroon a def waaw xam nga waaw pour leeralal leen xam nga tey question bi nga laajte mooy li ma la wax c'est-à-dire que tey nit ki bu nit ku la ne yëguma ak ku leen dama doon nelaw munoo ci dara. déedéet non c'est que nit bu la waxee ni la tey boo ma fekkee nga ne ma lu tax lii mu romb la gisoo ko nga ne ko non dama doon nelaw mais munoo ci dara. munoo ci dara kay. munoo ko dóor. mais yéen ñii yëguma tamit mais munoo ko forcer ni ko yëg nga. waaw te Sénégal fii gars yi dañuy xuloo léegi nga gis leen ci sa kanam guddi ñu dem toog di naan ataaya. c'est vrai moo tax fi mu nekk daanaka booy wóolu. jéemal a wóolu sa bopp. mais léegi yéen ñii présentement collectif bi nan la taxawee pour mbir mi féete boor. collectif bi ni mu taxawee mooy ni mu mus a taxawee. parce que demoon nañ fi ba nga xamante ni dañoo entamé grève de la faim. waaye yéen ba tey defu leen ko nag. non def nañ ko. non def nañ ko. dañ ko def non dañ ko def. gàddaay ci troisième non dañ ko ça dañ ko def. ci 3e jour bi. ci la ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye déplacé wu ñëw. bi mu ñëwee fekk boobu li taxoon ñu ko doon def mooy dañu jox liggéey bi ñuy liggéey ba ci yàgg ñu ñëw bloqué ko. ñu def grève de faim Aly Ngouille bi mu ñëwee wax ak ñun ba ñu bàyyi mu ne ñu déglu leen ñu fekk quelques jours boobu ñu joxe waat ndigal ni continuer leen seen liggéey. tey jii nag victimes yi taxaw nañ ci ñaari point waaw mooy dañuy jot suuf si. wala ñu soppi ko def ko bàqiya mu jeex. bàqiya mooy lan suufukaay bàqiya nit ñi bàyyi fa seen bakkan. cimetière parce que gis nga ku la bëgg a xañ sa taranga. kooku daf la bëgg a toroxal daf la bëgg a rey. waaw loolu dëgg la. te imaginel ay mag yoo xamante ne am nañ 80 ans ñii am 70 ans. waaw liggéey seen adduna ba tabax seen benn kër gu tane. jàpp ni ñoom coonoy adduna léegi dépense moo ci des. mais ñu xëy toj seen kër ba yàgg ñuy xuus ba dugg ci Covid bii nga xamante ne xamuñu fan la ñu jëmee. mag ñooñu fi mu nekk amatuñ dépense amatuñ kër amatuñ location. ñu ngi nekk ci ay tabax nekk ci ay bâtiment. seen njaboot yi tasaaroo na actuellement ni mbënd bi am nii. am na suñu benn waay Habib. mais doomam ci lii à cause que lii moo tax doomam réer ba fii may waxee yow gisuñu ko. ba fii may waxee yow gisuñu ko. te tey jii bu fekkoon tojuñu këram bàyyi ko ci këram mais njabootam mën naa bañ a réer. mais fekk nit ci këram nga toj ko toroxal ko ba pare di leen bangi c'est-à-dire que Tivaouane Peulh léegi gars yi respecté wuñ victime yi respecté wuñ sax même ñi nekk Tivaouane Peulh. mais di leen bangi boobu pour man mi ngi dem na ba ci recensement bi. mooy bi ne préfet da nga ne 1796. ñoom ñoo impacté mais moom ci recensement am nee na 711. kon est-ce que nekkul ni yeneen 1000 yi des ñoom considéré wul leen wala ñu ngi leen di bëgg a jaxase seen biir. non c'est que dafa ni xam nga. parce que administration kayit la de. moom li mu recensé la xam de. non li mu recensé moom. dafa recensé 1796
mais dañ ne la 711 yi. dañ leen fekk ci biir bande filao yi. xam nga tey ci biir bande filao yi. garab lépp nekk ay bande filao. yow nga ñëw teg say 4 coins ni fii am naa fi terrain préfet bi pour éviter coow. ak moom liñ ko sant. mu ne moom li ñu ko sant mooy recensement. fépp fu nit wax ni dafa nekkoon. dina ko ñëw xool. te il a parfaitement raison. loolu mais man j'ai beaucoup de respect pour préfet bi. waaw bu bu mënee lijjanti loolu wala mu lijjanti la ki nga kii peut le plus peut le moins. moom mooy autorité administrative moom maire bi. seen territoire. képp ku fa mën a dugg ak dogal boo mën a am même le président de la République quand il se déplace. dina joindre l' autorité administrative. ne ko maa ngi ñëw. non mais loolu tax ñàkk a yëg bi ne yëguñu ko man gawuma ko. waaw non mais attends c'est que préfet bi def recensement bi ak bi toj bi am préfet bi fa nekkoon bokkul. xam nga man dama seetlu tuuti tamit affaire bi ci affaire état. ñoom bu njaaxum amee automatiquement dañuy jëlee ko keneen man affaire boobu xaw na ma jaaxal xaw ma nu mu demee. mais bi njaaxum bi am. beneen sous préfet la fa fekkoon. ak beneen préfet. bi njaaxum bi amee ba pare ñu indi fa beneen sous préfet ak beneen préfet. ñu ngi la jël ñaar ñooñu ñu fa indi nag. bu dossier bi yegsee fii ginnaaw yàlla ñoom la. vraiment bu dossier bi yegsee fii. ñoom la parce que ñoom bu ñu meloon ni ñuy fi jóge woon ba léegi du ñu am recensement amuñu 20 hectares amuñu dara mais ñoom ñoo ñëw wàcc ci terrain bi def li ñu war a def actuellement ñoom def nañ ko ba pare problème bi fi mu nekk mooy waa ji nekk domaine xaw ma jaawo xaw ma nu mu tudd Mame Boye Diao la tudd Mame Boye Diao kooku mooy problème bi moom bu signé woon këyit gi tey ñu jot ko. Mame Boye Diao dafa mel ni moom. mais tëb ngeen baaxul xanaa da ngeen di changer tëbin. da ngeen changer tëbin. non fi mu nekk nii. fi mu nekk nii moom waaw voilà ñun loolu lañ soxla. parce que aussi déglu. ci kàttanu yàlla. depuis 2017. ngeen koy xeex. defe naa nag jot na pour mbir mi féete boor. ci kàttanu yàlla. voilà très bien léegi. bu ñu màggali jee ba ñëw. waaw incha allah rabbi waaw. waa dëkk bi. waaw kañ ak victimes yi. merci dañu pare. le 16 incha allah. bii di ñëw. dañuy amal benn octobre dañuy amal benn marche bu mag. te jour vendredi lañ koy def. te vendredi boobu bu dellusiwaatee te problème bi réglé wul dinañ marchaat ñu jox ñu autorisation. ak ñu ñàkk ñu ko jox ñun daañu marche. parce que ñoom biñ ñuy toj teguñu ko ci yoon. kon ñun bu ñu leen di demandé benn affaire ñun nar ñu koñe ci yenn yi. du ñu jaar ak ñoom foofu dinañ def li ñu bëgg a def. du ñu yàq du ñu def dara mais li ñu war a def dinañ ko def pour Sénégal yëpp yëg suñu problème. rawatina aussi tamit kilifa yi nga xamante ni yàlla daf leen tënk ci njub ak lu baax. ñooñu bu ñu ko yëgee dinañ régler problème bi. mais Betty kii waxam yëpp man daa am lu fu ma ko doon xaar te génnu fa. gis naa. ngeen xeex. boo war a dem vitesse supérieure. àndoon ngeen fi ak Guy Marius Sagna ak yëpp. mais dama déggul benn yoon nga tudd justice dem ci yoon ci sa kàddu lu tax. xam nga ñun Sénégal ñi ëpp ci sénégalais yi. xalaat bi ñu am mooy bu la état tooñee boo demee ak moom justice dafay yàgg te da ngay ñàkk ñun xalaat boobu la ñu am. c'est vrai loi nag mun na wax ni bu ngeen demee nga am dëgg wala déjà mais ñun fii Sénégal li ñu xam. mooy que ni heure boo joteeg état mais waxuma la état ñoom ñu mag ñi de mais da ngay joteeg benn gendarme wala benn policier fii ci tali bi rek mu tooñ la ba pare nga dem ci yoon ñàkk. lu yàggul affaire masque yii nii mais dóor nañ ci sama benn grand te biñ koy dóor ndekete benn waaye mu ngi ko doon filmer mais bi ñu génnee film bi gis nañ ni moom masque bi dafa ko wàcce woon te waaj dafa ni kii takkul masque yorul masque. donc te mujjul fenn kon nag yu mel noonu dama ni la état ñun duma ni mënuñu jóg pour dem ak moom ci yoon. mais fi mu nekk nii mais fi mu nekk nii actuellement dem ak moom ci yoon dama jàpp ni président def li mu war a def moo gën ci moom. mais kii bi ngeen jël aussi baax na. di communiquer ci télé yeeg rajo su fekkee aussi wax nañ jaar fi ñu war a jaar fii muy waxukaay bi fii. mu dégg ko ba pare ne patt ak moom dañuy xam ne patt tontu la dañuy xam ni moom moo ci ànd ak gars yi. su fekkente ne nag dégg na ko. mu saafara mbir mi dañuy xam ni yëgu ko woon li tax ñu ñëw fii. mooy pour wax pour ñoom ñi war a dégg ñu dégg. ak kilifa diine yeeg ñëpp. lu yàggul la ñu seeti sëñ Abdoul Karim Mbacké. jaar ko wax ko problème bi sëñ Mountakha la même chose sëñ Ousseynou Laye ki nekk fii porte-parole Laye nii. ñoom ñëpp ñu dem kenn ku ci nekk def na ci ay jéego. mais problème bi mooy que bu affaire bi tourné ñëwaat ci waaj ji. mu nekk si fa lay bloqué daal mu bloqué ko mais kenn xamul Mame Boye Diao moo leen sonal quoi yéen. Mame Boye moo ñu teg fitna. nar a tukkal suñu àdduna mu ngi décanté ay situation ci ay côté bu ne mais situation yëpp mu ngi koy décanté ba noppi nag bloqué seen situation man loolu moo ma jaaxal quoi. parce que ñun ay victimes lañ. ñun ay victimes lañ. ñun yoruñu dara. waaw waxuma nag kër yi mais ñun daal en tout cas yoruñu dara. ñun ku ñuy dimbali daf ñuy dimbali te yàlla tax ku ñu mënta dimbali te yàlla tax nga seetaan ñu parce que yàlla moom
bis bu naree mbir mi jeex. ki koy bloqué bu neexee yàlla dina ko deble ko jëlee ko fa. teg fa keneen kuy deble ko mbir mi. léegi dama bëgg nga dellu ma ci ñaar balaa ñuy jeexal. mooy condition yi ngeen jotee yéen kër yi. waaw ci nan ngeen ba ngeen di jëndee. ci nan ngeen jëndee. waaw xam nga kan moo kër leen yi ñu jaayoon démolir. xam nga kër yi waaw kan moo leen jaayoon ak ci yenn condition aussi ngeen ko jël est-ce que amoon ngeen ay kayit yu wane ni tamit. bien amoon sûr ngeen kër yi. ko amul woon que ñu leen jox 20 hectares yi yow it. xam nga lu tax. waaw que ay délibération la ñu am. mooy ni ko Malika amee. Cambérène am ko ba ci fii ci foire sax am na fu ko am. ah d'accord. mais lii problème bi mooy. noonu ñu ko feneen ni mu ko amee. ñun noonu lañ ko amee. te ñi ñu jox ñoom ñoo ñu war a jox parce que suuf bi ci commune Tivaouane Peulh la nekk. Tivaouane Peulh ña fa dëkk doon fa bay di fa sàmm ñoom ñoo dagg seeni tool jox ñu biñ ñu joxee aussi tamit dañu dem ci ña fa nekk ñu demande leen pour que ñu délibérer ñu ko pour que ñu mën a topp voie bi pour mën a am kayit bu ñu soxla mais ñoom bi ñu defee li ñu war a def ba pare ki fa toggal état muy sous-préfet bi moom moo ko approuvé amul benn délibération boo xam ne dina jàll te sous-préfet ñi doon tabax aussi amoon nañ ay permis de construire ak yëpp. non xam nga sëñ bi gis nga tey jii suuf bu ñu la ko joxee yow lii njëkk a nekk sa sago sa xalaat mooy nan ngay def ba am fa ñaari néeg xam nga tey jii bokkut ak ki yor ay milliards bëgg a tabax ay immeuble di xaar ay non ñun ay néew di doole lañ fu ñu fat suñu njaboot suturlu fa ak ñoom la ñuy wër te ña fa dëkk bay joxe suuf si cosaanoo fa muy waa Tivaouane Peulh ñoom noonu lañ fa dëkkee xam nga këyit yi daf ñoo dab. mais yaa ngi cité Tivaouane Peulh mais découpage bi foofu est-ce que posewul problème parce que am na ci ñoo xam ne ci jamonoy Sangalkam la. xam na foofu daggaat bi aussi dafa pose problème tey jii yéen a ngi bokk ci commune Tivaouane Peulh mais ci jamonoy Sangalkam moo polarisé woon lépp. waaw mais état continuité la. ñun amuñu problème boobu ak ñoom ñun amuñu problème yow fii nga bokk wala bokkoo fii ñun dañ ñoo jox tabax nañ dëkk nañ ak suñuy njaboot te yor nañ ay délibération ni ko feneen ak feneen amee. wax ji mooy dañu respecté wul ña fa nekk. boo man c'est que man li nga wax ne Mame Boye Diao du def liggéeyam te man dama déggoon keroog waa jooju xaw ma nu mu tuddati Umaro nee na wa liggéeykat bu mag a ngoog Mame Boye Diao yow loolu boo toogee ci télé bi dégg ci zaaru nit jooju nga xam ni boo xam poosu Mame Boye Diao moo tax ñu koy waxal nag liggéey nu mu lay def ça moom mi nga xam ne moo yore seeni mbir mu tagga témbe nii ba noppi nag ñenn ñi nekk ci télé yi di ko tagg ça waaw booy ut xarit waaw da ngay ut xarit boo xamante ni du la tagg daf lay wax dëgg wallaay gis nga ku la yàgg a tagg bu yàggee da ngay surux wallaay te boo suruxee moom mu la njëkk a xas te ñoom teguñu leen foofu pour ñu leen di tagg dañ leen fa teg pour ñu faj seen saafara yi askan bi pour ñu def seen liggéey c'est que xam nga la moo njëkkut a nekk yoon mooy yow boo ñëwee di lijjanti dara mun nga ko sax bañ a gis 2 jours mais ki nga xamante da koy tagg bu heure bu ñëwee mun na ko gis loolu moo nekkul yoon li may wax man mooy ñun ay sénégalais lañ duñu ay guinéen duñu ay malien fii la ñu juddoo réew mi la ñu am ci lañ bokk nañu ci boole ñoom fi ñu nekk noonu bu ñu delloo seen démb ñii ñu ngi doon bay ñii ñu ngi doon sol ay kilo yu gàtt di dugg ci àll bi di def ay affaire di war ay mbaam ak ay nangam ñoom tey bu leen li leen indi fii du seen jàmbaar du seen juddu yàlla moo ko dogal ci ñoom nañ def mission bi leen fa tax a toog mooy ñu faj soxlay askan bi réew nag bu manqué xaalis nit ki amul fu mu dëkk bu yàggee mu dof te ñun buñ ñu seetaanee victime Tivaouane Peulh yëpp bu ñu doful daañu fépp wala leneen fekk leen te ay mag rek nag ñoo fa bari mais dig ma reelo li lay wan nii li saa doon wax sànq gars yi da leen dóor marto waaw xamul ndax ma xam ne da leen dóor marto fii yàgg nañ fi jëlee ay nit di nga autoroute à péage bi bokk na ci projet yi gën a rëy yu gouvernement mës a def mais fépp fu Abdoulaye Wade mës a jëlee nit yóbbu na la feneen wala jox la leneen mais yéen fii peut-être li ngeen am bariwul yóbbu na leen si presse même bu leen yóbbuwoon si presse te accompagné wu leen financièrement aussi tamit nan ngeen ni amaatee kër xam nga li ngay wax noonu ci jamonoy président Abdoulaye Wade man suma benn bàjjan dafa dëkkoon jàmm gën péage bi dafa ñëw ba sës ko laalu ko ba ma wooyee dafa yuuxu mënuma ay sama doom ji man day ay dal na ma ne ko lal la mënuma bokk ma ci péage bi ma ne ko lu tax mënuma xaalis baa bari moom da doon ñaan pour ñu toj këram pour ñu bokk ci mais ñun lan mooy suñu problème tey bi passé ak bii fi nekk dafa am uute uute bi nag dafa tàlli woon nag non taalu bi la il est généreux gis nga tey ji même kii fi nekk
mun na nekk waa ji liggéeykat sax bi mu faloo la mun na nekk liggéeykat mais ñi nekk ci ginnaawam man ci kaw waa ji Mame Boye Diao ci laa xam ni président des fois damay jékki-jékki yërëm ko parce que li tax ma di ko yërëm mooy day santaane mbir ba pare mais xoolal ku santaane depuis. mais est-ce que du wax def leen ci kaw ba noppi nag ci suuf moom it mu doxalee neneen loolu tamit du ngeen xalaat loolu. est-ce que tey jii mën na wax ci kaw. pour ngeen dégg. daa ne non mais gars taf leen ñu nga. non léeg-léeg non mën na am tamit ordre ak contre ordre. non ça quand même lu mel noonu mën na am. ça non béykat yi xoolal il faut faire très attention nag nga naan non. réewum Sénégal. waaw jàpp ma ni yàlla dinañu séddee kilifa gu mel noonu. xam nga waaw déglu ma may wax la non c'est dafa am nu ma la bëgg a expliquer fii def président taxaw wax ne ubbi nañ marché yeeg yooyu ba noppi nga dem ci marché luuma yi ñu leen di tere te et pourtant président taxaw na wax te ñay tere benn sanction dal seen kaw est-ce que nekkul nii bu ma si feeñ lay doxalee foofu. ça maanaam day wax ci kaw ba noppi daal ne bu ma ci feeñ ci suuf. ñoom Mame Boye Diao bu amee fitu def nii. ça réew mi est-ce que amut ku ne ci ginnaaw quand même. réew mi tey waaw. li ñu war a gën a sant yàlla mooy képp koo gis muy dox am na kilifa. waaw koo gis muy dox am na kilifa. tamit dëgg. tey jii képp ku fi nekk nar a doxalee ni ngay waxee nii. yàlla seede na du fi toog. parce que ñi fi nekk di ay kilifa diine di ay kilifa aada ay nit yu am gëdd lañ yu am fulla am fayda. waaw mais dañ jut yëg li xew. bu nii ñuy def nag. waaw di ko wax suñ ko war a waxee. foofu ngay tëjee foofu lañ koy. foofu lañ koy yëngu. ñu bàyyi la nga tëj tàggoo. waaw bon li may tàggoo budul tàggoo comme ni ñu koy waxee. waaw parce que wax dëgg yàlla ginnaaw bu ñu rafetloo jotaay bi. parce que wax yu mel nii. du presse bi yëpp du ñëpp ko nangoo teg. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf tey ñaan yàlla aussi vraiment bu ñu amaatee occasion bu ñu mel. ñu gën a yeggali suñu kii. mais di gërëm aussi itam victimes yi nga xamante ni. ñoom laa fi toogal di wax ci seen i soxla. di leen jaajëfal yéen ñu ma bokkal. jërëjëf di ñaan yàlla lépp gën a. non tout en espérant que ni balaa le 16. lépp yàlla na yemb def différence. ah bu ko defee moom mais bu ko deful moom ñun dañuy wàcc. yàlla baax na ay jërëjëf bëgg Fall. jërëjëf kon di la gërëm bu baax di la sant. mu doonoon Pape Khalil Gueye bëgg Fallou. jiite sëñ Fallou leen di wàllu. des victimes de démolition de Tivaouane Peulh ñu lay jaajëfal bu baax a baax. di wax rek kilifa yu béti. lii da ngay ay punkal ñoo fi ne ay lobby lu baadoo bàyyi xel. ut suuf dem jënd. bu paree ñu def seen i deal ak seen i lépp nangu ko. daf fi bari du ñoom kese à chaque fois bu mënoon nañ semaine bi yëpp di dalal ñu mel nii. dëgg la c'est grave. en tout cas am na solo ñuy espérer ni rek balaa le 16 ñu jëm ci seen ñaxtu boobu rek yàlla na fekk problème bi réglé.